asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Prestige TV lëkkaloog seen site internet www.prestigethies.com ñu ngi am mbégte de soit fii ci seen plateau Prestige éducation yar yaru yeete émission bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu yar xale wàllu tàggat xale wàllu gunge xale ànd xale ni nga ko toog fii ci émission bi waxtaane ko ànd kook ay kàngam waaye saa su nekk nag di ko séddoo di ko partagé suñu jigéen Diary Camara Diary ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu Jawe di la ziar aussi di ziar tamit suñu invité bi bu baax a baax a baax waaye Jawe nag may tey rek ñu def benn tuuti taxaw rek balaa ñuy tàmbali émission bi xam naa ni temps bi tey madame Ndiaye dinañu xoj ndax wax dëgg yàlla ki ñu invité kàngam la waaye lu mënta ñàkk day am ndax nag peccum liir bu neexee ndey yaa téye ca mbagg ya bu ñu demee bay toog fii ginnaaw yàlla ak yonent bi nañ ko gërëme suñu ñaari waajur waaye ci bés bi ñu nekk nii dafa tombeek ki nga xamante ni mooy suñu waajur yu jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu leen ci sargal te ku nekk nag ca la nga am rek ca ngay teral say mbokk ñun nag amuñu lu dul suñu baat amuñu lu dul suñu ay kaddu ñu ci waaj ma yëkkati samay kaddu rek fesey na ci di teral suñu waajur yu baax yi ma koy njëkkee ci sa waajur bu baax bi maman Khady Kouaté wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram di ko wax bonne fête maman di delluwaat di demal nga xamante ni sama waajur bu baax bi kooku sama mandeng boobu nga xamante ni moo wuutu ñëpp ñi nga xam ne ñooy famille Camara te doon jigéen ci suñu baay bu baax boobu nga xamante ni wax dëgg yàlla jooyu dara namu dara kon suuxa banna sano maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla defal la jàmm aar la yiir la aar njaboot gi bonne fête maman à toutes les mamans yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal. macha allah bonne fête boo sargal bi noonu la Diary Camara mu nekk jeune boo xam ne jigéen ñee ko moom te jigéen def naa ne suñu invité bu ci àddu tuuti dina xam njëriñu jigéen ak màggaayu jigéen ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ko jëkk a fonk rawat na ñu doon suñuy waajur jërëjëf Diary tey ñu am gan goo xam ne gan gu spécial la ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu yar jotaayu tàggat xale yi gan googu mooy kan. waaw tey suñu ganu tey nag mi ngi nii wax dëgg yàlla macha allah ñu koy wax imam Mbaye Seye Guèye imam Mbaye Seye Guèye nag moom dafa nekk benn enseignant en langue arabe mais en retraite waaye defe naa ni dafa dellu rek comme gars yi ni ñu koy waxee rek mais retraité wul moom parce que mi ngi ba wéyal ba léegi di dox ci système bi ma nekk imam ratitu jumaa ji ñuy wax nekk fee ca fayu 1 mais aussi nee na moom wax dëgg yàlla dogal na ni moom ñaari galon la macha allah du ñu bett ci imam noonu la day mat mu nekk tamit ci mouvement Jamaatul Ibaadu Rahman wax dëgg yàlla mu nekk ñu dégg ko loolu nga xam ne mooy poste vice président bi tey kooku mooy suñu gan fii ci Prestige éducation. kooku mooy suñu gan fii ci Prestige éducation bu ko defee dañ koy dalal rek di ko nuyu di ko ziara muy suñu xarit bi suñu soppe ñu yàgg daje ci ay plateau yàgg daje ci ay conférence yàgg daje ci ay waxtaanu diine mu ci yeete di ci jàngale di ci fàttali di def li nga xam ni moom la yàlla sant yonent bi rek wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin muy fàttali saa su ne jaam yi waaye di delloo ci boppam itam kooku nag mooy suñu gan gi imam Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci plateau bi. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di delloo nuyoo di wax alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk jaawe mbokk Diary ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci invitation bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci Prestige TV di leen jaajëfal ci seen liggéey di nuyu aussi auditeurs yi nga xam ni ñi ngi am aada di déglu émission bi saa su nekk te di ko rafetlu di ñaan yàlla suñu jataay bi aussi yàlla na ci yàlla def tawfiq te mooy def ci barke def ci ngëneel ba nga xam ni ñun ñiy wax dinañu génne ci suñuy làmmiñ luy jariñ nit ñi mais ñiy déglu aussi yàlla jàppale leen ba ubbi seen noppi xol ak seen noppi xel ba ñu mën a taataan waxtaan wi ba mën caa jëlee ay njëriñ. macha allah jërëjëf imam bu ngeen gisee ni imam duggee rek am na solo. wa tabarakallahu Diary dafa mel ni plateau bi ñun ku ne la ñu invité. waaw dinañ fi invité xale. dinañ fi invité kilifa ya diine kilifa aada. dañ fi invité sax borom kër yi ndax yar wi ñëpp la soxal. ko defee dañuy laaj imam rek Mbaye bu ñu doon wax yar éducation na nga ko mën a définir na nga mën a waxee yar ci sa gis-gis. waaw yar baat la bu am solo boo xam ni jëfe ko moom mooy tax nit ki mën a àgg fa ñu bëgg mu àgg fa. moo tax arab day wax naan at tarbiyatu huwa buluugu shay xaala kamaalihi tadrijiyan maanaam yar
mooy mbir nga di ko toppatoo ba mu àgg ci ak mat mais toppatoo gi nga jaarale ko ci ay étapes. toppatoo mbir ba mu àgg ci ak mat. mais nga respecté étape. ay étapes. noonu la ñu ko définir ci suñu làkku arab. kon boo ko xoolee mooy mbir mu mën a doon dafa laaj yar moo tax gàncax dañ koy yar. di ko toppatoo mala dañ koy yar. di ko toppatoo ñun ñëpp xam nañu mala mu ñu yar ak mala mu ñu yarul différence wuute bi nekk ci seen diggante. loolu aussi ci nit la gën a mate. moo tax ñuy wax ni yar saa yoo ko bëggee def dafay am ñaar yoo xam ne danga koy war a bàyyi xel lu ñuy wax at taxliya mooy fexe ba dindi ci li ngay yar lépp lu ko mën a lor waaye at taxliya nga def ci nit ki lépp loo xamante ni jàpp nga ni bu ko ràngoo dina ko jariñ dafay mu am ay ponk moom yar ñu koy tudde arkaan tubaab di ko wax pilier ponk yooyu le mooy il faut mu am ku ñu naan mooy yar il faut mu am ku ñuy yar il faut mu am ci lu ñuy yar nit ki mais il faut mu am système ak tëralin bu ñu yaree ñeent yi la ñuy wax ni moom mooy ponk yar yarkat ka muy yar ak ci lan la koy yar ak ci naka la koy yar ñeenti ponk yooyu la benn bu ci manqué rek dootul tudd yar il faut ñeenti yëpp mat pour kay ñu mën a wax ni yar a ngi fii waaye il faut benn bu nekk ci ñeenti yooyu itam jouer rôle am bi mu war a jouer taxaw ca na mu war a taxaw mel na mu war a mel pour que yar mën a am waaye benn bu ci deful li mu war a li ko war wala la ñuy séentu ci moom nekkul ci moom su boobaa coono mooy am mais yar du nekk wala yar gi manqué. wala yar bi day manqué. moo tax ñun ñëpp ñu war a mën a laaj aywa fan la problème mu ñàkk yar bi ñuy dund tey nekk. fan la nekk. ndax dafa nekk ci kiy yare. moom moo matatul yarkat. wala dafa nekk ci. ki ñuy yar. parce que moment bi muy dund. ak yow na nga koy yaree dañoo wuute. wala dafa nekk ci li nga koy yar ndax dangaa toppatoo benn partie benn wàll ci jëmmam wala ci nekkinam wala ci melokaanam ignoré fàtte yeneen yi wala da nga koo yar ci ni nga ko bëggee yow mais yarewuloo ko ci ni mu bëgg moom wala li baax ci moom wala yar bi dafa nekk ci système bi ngay yaree ci lan ngay yaree naka ngay yaree yan xeetu yar ngay jëfandikoo pour yar donc yooyu yëpp mën ngaa wax ni mën ngaa laaj fan la ñàkk yar bi nekk ndax dafa nekk ci man mi yare parce que arab day wax naan faaxidu shay la yu'tihi nit mënut a maye mënut a joxe lu mu amul aywa ñaareel bi ki ngay yar yow en tant que nit da nga kaa war a jàng dugg ci biiram jëflanteeg moom ci melokaanam yonent bi saasam dafa daan wax naan xaatibu naas ala qadri uqulihim sooy wax ak nit na nga seet fa xelam toll nga wax ak moom noonu ndax yarkat bi mi ngi xool tolluwaayu xelu xale bi di wax ak moom wala déet loolu laaj la même saasam day wax daan wax benn xadis naan man kaana lahu waladun falyatasaaba lahu képp ku am doom na nga fexe ba gune lu ci wetam maanaam am na ci wàllu yarin woo xamante ni il faut nga wàcce sa bopp ba tolloog moom mu mën laa dégg mën laa nangul. Imaam dogguma la foofu sax mais comme da nga ci 4 piliers yi nga xamante ni moom nga cité est-ce que jàppoon ni fàtte nga benn pilier tamit parce que li nga wax ni mooy kañ lañu war a yar aussi ndax am na importance. kañ la ñu war a yar. kañ waaw le moment quand. waaw kooku man ñi yar. ci man la aju. maanaam bu ñu doon wax kii yar kan la. kooka war naa xam fan la war a tàmbalee yar. xam nga am na benn wax bu am solo boo xam ne dafay wax ni man kaana yaani istaftixu ala sibyaanikum bi laa ilaha illa ci xadis masal dafa ni na ngeen fexe ba seen doom la muy njëkk a mën a wax na doon laa ilaha illallah
gis nga. maanaam kon ndekete xale bi mu nekkee liir di nàmp. yaa ngi tàmbali éducation bi ci moom. parce que yéen tubaab yi da ngeen di wax naan on oublie souvent. que les images et les sons sont porteurs de messages. aywa bi may uuf xale bi di ko nàmpal man en tant que ndey. war naa jàpp ni maa ngi tàmbalee war naa tàmbalee parce que ndey ci kii yar la bokk. kan mooy yar ndey ak baay ci la yar di tàmbali. man mii ndey su may nàmpal xale bi war naa yëg ni waxtu yi ma koy nàmpal maa ngi am lu may def ci moom. moo xam ci ay image samay image yu bopp la. samay melokaanu bopp wala samay kàddu yi muy dégg. parce que moom fi mu nekk day enregistré rek. aywa moo tax yenn saa wax ni kon na nga góorgóorlu ba sa doom la muy njëkk a mën a wax doon baatu laa ilaaha illallah. beneen xadis bi mu wax ni. àllim wala da ko sabaan sa juróom-ñaari ati doom yu njëkk. na doon am njàng. àllim wala da ko sabaan. sa juróom-ñaari ati doom yu njëkk. na doon jàng. mu ni wax wahazib sabaan yeneen juróom-ñaari at yi ci teg na nga fexe ba mu doon jàngal ko ay teggin. wa saaxibu sabaan yeneen juróom-ñaari at ya ca tegu na nga fexe ba yow waajur bi nga nekk xaritam mu nekk sa xarit ngeen di àndandoo. nga xam ni conflit de génération da nga koy commencé xeex sa diggante ak sa doom mu ñeme la nga ñeme ko mu respecté la nga respecté ko. yëf yi di jàll à partir de 21 ans. à partir de entre 14 ans ak 21 ans. entre 14 ans et 21 ans na sa doom nekk sa xarit. ngay accompagner nga def ko ak xarit. ngeen di ànd ngeen am complicité mu nekk nga am complicité. nga xam sa nawle lay doon. nga xam ni du la ragal mais da lay respecté. macha allah waajur yu bari seeni doom dañ leen a ragal. mais respecté wu leen leen. dëgg la loolu moo waral soo fi nekkee yow en tant que waajur sa doom def li nga bëgg mais soo absenté mu def li ko neex. parce que da nga def benn barrage sa diggante ak moom kon kañ la ñuy yar ñi ngi yar keroog bi xale bi juddoo. macha allah jaari ñu ngi yar comme xale bi juddoo. oustaz mi ngi fi ñëw jaari sax ci rek moom laay jëm moom mi laaj question bi. mu am solo. oustaz jàngale nañu fii ñi benn cercle la. comme jaay di wax moom ay piliers nga di oustaz génne dafa mel ni comme jaay sa laaj bi. yarkat bu nekk ak temps. épogam ndax bu fekkee waajur bi mooy yar. moom am na loo ko islam sant. fu mu ko tënkee. fan la war a agiré. ci éducation xale bi. keneen ki nga xam ne du waajur ñu jox ko pour mu yar. kooku mënatul dellu ginnaaw. fa mu tolloo xale bi rek la yeme yaree. waaye day xool li xale yi muy ngóol. donc y a un problème defe naa ni ni ko waxee problématique au niveau ci éducation mu ngi ci système boobu ci ñeenti pàcc yooyu. maanaam des fois défaut bi ci kii yar la. wala ka ñuy yar moo nangu te yaru. wala yar ba yàqu na pare. moo tax dugg na ci sànq li nga xamante ni mooy système d'éducation. très bien est-ce que moo tax dama lay conforter sa question bi rek wax ne lan mooy sabab aussi système d'éducation boobu mu am ay défaillances. waaw li koy sabab. moom bari na trop. léeg-léeg dañuy wax naan am na sabab yoo xamante ne asbaab daaxiliya la. maanaam ay causes intérieures. ak asbaab xaarijiya ay causes extérieures. wala interne. li ñuy wax alfiraaru an il masuuliya. maanaam daw say responsabilité. parents yi pour ñoom jur doom yor lañ ci xam yor. arab day wax ni mala sax bu juree yor. mala muy xar mi day yor doomam. dina ko nàmpal parce que mooy da koy nàmpal. dina ko yiir. dina fexe protéger ko. loolu mooy yor. bu dee gaynde la dina dem uti. loolu mooy yor. sa doom ji du mar du xiif du rafle bu feebaree nga faj ko su bëggee tëdd jot mu tëdd loolu mooy yor mala yi am nañ ko. ñu bari ci ñun parents yu bari ci ñun seen xalaatin. mooy yor la yaruñu daal. mais yaruñu. mais yaruñu. lan mooy yar. yar mooy sa doom ji nga yor maanaam bu fekkente ne dafa ñàkk. am na ñeenti yaa yu may wax ñeenti baat yoo xam ne yàlla tàmbalee. sa doom bu fekkente dafa manqué yar. olof dafay wax ni
yar pour mu nekk il faut nga jëfandikoo turandoom yar Yar. yar il faut nga yar boo bëggee yar il faut nga yar maanaam bëgg sa doom ba bëgguloo lu ko naqari yar boobu nag mooy punition d'accord punition moom lu baax la mooy nga qui fexe aime ba bien châtie bien. waaw qui aime bien châtie bien maanaam faw nga nga nangoo yar sa doom maanaam bul bañ mu jooy ngir loo koy wax bul bañ lu ko naqari mu mer. bul bañ mu mer mu mere la. mu mere la voilà ku am sa doom ni doo ko yar da ngay bañ mu jooy ëllëg dina la jooyloo wallaahi jooyu gone ngeen jooyu mag. moo gën waaye kon responsabilité bi dafa njëkk a tàmbali ci kër gi Dëgg la. mooy parents yi dañoo daw seeni responsabilité ci sabab yi dimanche maa ngi ci sabab yi mooy Oustaz, parents yi Oustaz dañoo Dogo, bëgg seen doom est-ce que parents yi ngay doog li nga doog a wax nii ñu bëri nga koy doog a jàng jaare te yor ak yar ak yar. bokkuñu est-ce que parents yi ñoom ci seen bopp yaakaaru ñu yor bi ñu yor mooy yar maanaam da nga gis parent buy xuloo doom nan ko xiifuloo maruloo yaa ngi tëdd fu nooy yaa ngi seetaan télé sa làmpa ngi tàkk loo bëggati loolu la moom dafa yaakaar ne daa yar ndeket oustaz comme ni nga waxee góor ga yarul dafa yor góor ga yarul dafa yor yarul dafa yor wolof dafay wax ni yafal ak dundal bokkuñu yafal ak dundal yafal mala lañ koy def mooy dund gu goo dund yoral njaboot goo xamante ne yor rek nga séq ak moom da nga koy yafal rek da nga ko war a yar gi mi ngi tàmbalee ci li gën ci moom yaa ko xam nga xale dafa bokk ci lu ko lislaam may comme droit mooy alxadaana mooy dañ ko war a yiir war naa am ñu ko yiir pourquoi war naa am ñu ko yiir parce que moom bëgg-bëggam lay gën a demee wallaay ci li gën ci moom maanaam dafay def ay réaction mais du jëfandikoo xel kon mag mi am xel moo war a doon am xelam di ko teg ci yoon looloo tax ñu tuddee xale maanaam ku ñuy xàllal ak di ko xelal très bien. ku ñuy xàllal ak di ko xelal xale. mooy xale xale. xàll ak xelal waaye macha allah. su amul ku koy xàllal am ku koy xelal day mel ni mala nga tracé ko voie. il faut nga tracer ko voie loolu nag du ko bëgg moom parce que bakkanam la jiital Wallaay, moom nafs xale bi mais du la xelam parce que xel mi du màggagul raisonné wu. non xel mi màggagul moom bakkanam la xam yow mi nga xam ne nag sa xel màgg na yaay xam li gën ci moom nga naan ko fii la mu ne di commencé bañ la commencé nàngam nga ni ko fii nga fi jaar de parce que yow xam nga te moom xam kon li jiitu sabab bi njëkk ci lu tax xale yi mel ni ñu mel mooy fuite de responsabilité fuite de responsabilité des parents. suñu parents yi dañoo daw seeni responsabilité nangoowuñu yar mais nanguwuñu aussi lu ñuy wax yedd beneen yaa bi mooy yedd yedd. yedd mooy lan muy dégg nga xale bi def safaan walla xale bi wax na safaan nga woo ko ci sa néeg koy li ma dégg léegi yaa ko wax li ma gis léegi yaa ko yow la yow xanaa xamoo fi nga bokk xanaa xamoo ni nga juddoo xanaa xamoo ni yow jullit nga jullit du def lii ku baax du def lii bu ko defeti de loolu mooy yedd mais imaam jàppoo ni foofu du yedd bi mooy problème mais yeddin mooy problème bi. ak waaw ñun dañuy xas waaw kay. ñun dañuy xas ki ngay yedd da nga koy woo ci ruq mais boo ko waxee ci kanamu public ci kanamu mbooloo frustré ko yedduloo ko da nga koo xas loolu gor moomu ko. gor moomu moom la tubaab di wax ce que l'on dit importe peu mais la façon de le dire. la dire kon mooy ñaareelu yaa bi kon da ngay yar yedd mais da ngay yedd très bien. mais da ngay yee yeete. yee lan mooy yee mooy ñun ñoo ngi dund ci benn jamono boo xamante ni yi fi xew bari na li ñuy gis bari na li ñuy dégg bari na te ñun ay mag lañu xàmmee nañu raaj nañu léeg-léeg nga toog sa njaboot nee na am na lu xew de am na lu may dégg de am na lu am ci jamono ji de waaye du ngeen ci bokk bu leen ci dugg de loolu baaxul yeete. yaa ngi yee. yaa ngi yee maanaam yeete day am avant jëf ji la am da ngay sensibiliser da ngay sensibiliser da ngay conscientiser avant que dara di xew prévenir vaut mieux que nekk avant-gardiste. avant-gardiste nekk nga nekk loolu kon boo bëggee yar sa njaboot ci kër gi
il faut nga pare pour yee sa njaboot. dëgg la macha allah nga yee sa njaboot. yee. kon beneen yaa boobu aussi daw nañu ko defuñu ko parce que amatuñu seen jot. day manque de temps amatuñu seen jotu doom may leen 5 minutes yu ñuy toog ak ñoom pour waxtaan ak ñoom. kon yéegi dem na. Ndiaye ñun est-ce que duñu changer kon suñu slogan bi yar yaru yeete gi ñun ñu ngi ci ñetti yëyi waaye dafa ni yar yedd yeete moom mu ne ñeent. te des na sax des na yeneen ñaar. waaw des na yeneen ñaar. ñeneen ñaari benn bi mooy yiir. yiir. ab yàlla yiir. yiir. mooy comme ni ma ko waxoon sànq ngay fànqal xale bi. lépp loo yaakaar ni su accès ci moom lor ko. protection. mooy yiir nga xam ne waajur bi war naa am affinité ak doomam ba léegi mu mën a dugg ci biir néegam. moom oustaz li nga wax rek mooy sànq mooy xale bi dañ ko war a aar. donc l'enfant a ses droits. te droit yooyu yëpp yii ci la bokk mooy sa juróom-benn yaay. wala sa ñeenti yaay yi. donc ak xale dafa am droit boo xam ne. ki ko war a defar. dafa war a bàyyi xel yii. da ko war a yar. te yar boobu ni ko oustaz waxee jaar yi. du dóor dongu. waaye da nga war a ñeme. wax ko dëgg. bul bañ mu mer. waaw bu meree te yaa ngi koy defar ndax xale bi xamul ni ko waxee yow muy yar yaa gën a xam xale bi ki nga xam ne ndax ko koo sutul du mën a ko may ker. déedéet def naa ne loolu mooy wax bi donc jaar yi def naa ne oustaz ni mu développé juróom-benn yaay yooyu lu am solo la. ci yaru xale yi te moo indi problème yi. donc jaar yi mën naa yaakaar ci sont les causes. waaw causes yi moom. donc lii mooy cause yi. maanaam am na cause yu nekk ci biti. maa ngi doon wax ci biir rek. interne externe yi waaw yooyu aussi jar a bàyyi xel la. parce que dañuy wax ni personnalité doomu aadama ñett koy def ci nit. maanaam man nu ma mel rek ñett ko def ci man. dañ ma caa éduqué wala dama ko vivre ci ab milieu. wala dama ko doon ci samay parents. personnalité nit ñett yi koy def nit lu ñuy wax amilu tarbiya ak amilul wirasa ak amilu albia. damaa doon lii ci samay waajur koo xam samay waajur xam ne nii ma mel laa war a mel parce que samay waajur nii lañ meloon. wala dañ ma caa yar. wala dama ko recopier ci ab milieu. société bi environnement dama ko société yi ci jël ci environnement bi. moo tax yenn saa wax ni ku judd ku nekk ba ngay judd. perkaal bu weex tàll nga. mais sa environnement. moo lay gàkkal. moo lay gàkkal. wallaahi. kon il faut bu ñu bëggee yar am environnement bi ñu jëm koo defar. ñu assainir environnement assainir ko. ayca kon Imaam xam naa dañuy xuus ak dugg ci fi nga xamante ni mooy suñu beneen ponk bi ci topp. muy li nga xamante ni nag comme wax na environnement. ñu wax lan ban yoon par exemple tey jii bu ñu doon tëgg société bi. par exemple président woo la. wala gouvernement bi ñuy tëgg décision yi ñu woo la. ban type de citoyen maanaam yow ngay tegal askan wi ban type de citoyen nga xalaat ni moo méngoo ak suñu askanu Sénégal bi. voilà ñun ci l'islam. baatu citoyen sax daf ñuy déranger tuuti ngeen baal ma. ayca. parce que citoyenneté boo ko dee wax léeg-léeg. yem ca nit ki danaan naa baax ci sama gox. mais sama yoon bu mu nekk feneen. ndax citoyen moom mooy habitant de la cité mooy habitant de la cité. wax nga dëgg de. mais ñun l'islam buy wax dafa naan nit. doomu aadama. un nouveau type d'homme. kon dépassé na citoyen. naka dépassé na citoyen. naka la ñuy def ba am un nouveau type d'homme. ni am nit ku bees. boo amee nit ku bees am nga citoyen bu bees am nga compatriote bu bees nit moo tax yam saxam day wax ni war nañoo góor yar nit ba mu nekk comme taw mu ne taw fu mu wàcc jariñ fa taw xamul ni suufu Sénégal suufas Mali suufas Côte d'Ivoire suufas Guinée moom taw la xam suuf la xam fu mu wàcc jariñ foofu nit noonu lañ ko war a préparer ñu ko war a préparer ba mu doon nit ku baax takwin insaan saalih loolu la ñuy wax yar jubluwaayam objectif yar mooy fexe ba former nit ku baax nit nag pour nga defal ko pour mu baax il faut nga bàyyi xel composant wu nit nit xel la avant tout
kon boo bëggee yar nit defar nit ku baax citoyen bu baax comme ni ngeen ko waxee. il faut ñu tàggat xelam. tàggat xel mi. parce que nit bu ñu ko tuddee nit xel maa tax. dëgg la mooy différence am entre. ak mala ak mala. bu fa xel jugee dootuñu ko tuddee mala mais dof lañ koy tuddee. dëgg la. kon l'islam pour nee na pour nga am citoyen bu baax pour nga am nit ku baax. il faut nga tàggat xelam. moo tax aaya bi njëkk a wàcc ci alxuraan iqra la jàngal. jàngal. ñaareel bi il faut nga tàggat ruuxam. ruu moo yanu yaram. dëgg la. gis nga itte bi ñu jox yaram. ci di ko sang di ko sàng di ko diw. di ko teg ay jesneer ay di ko def ay jesneer lu ko raw la ñu war a def ruu. macha allah. ndax moo ko téye. parce que bu ruu jógee ci yaram wi yaram amatul importance. est-ce que imam doo ñu décortiquer tuuti mais liñ naan fi nga taxaw noonu fi ñu naan un corps sain. un esprit sain dans un corps sain. voilà loolu après dinaa ci ñëw bu ma ñëwee ci corps. mais maa ngi ci ruu. nit ki mënuñu koo yar. mu nekk nit ku baax bu ruuwam sellul bu ñu defarul ruuwam. parce que ruu mooy agent bi ànd ak nit fu mu nekk mu wéet ak mu wéttaliku. mu nekk ci dëkkam ak mu nekk ci dëkku jàmbur mu nekk ci këram ak mu nekk ci mbedd mi muy jaay wala muy jënd. ruu bu sell moo koy orienté naan ko lii lu baax la. lii lu bon la mooy conscience bi. maanaam ruu moo conscience dañoo ànd. dañoo lié. koy dicté. moo koy dicté. maanaam bu ruu sellee conscience sell. bu ruu sellul conscience tànk. moo tax. ngànnaay dafa yore ñaari ñawka. bu nekkee ci loxol ku baax mu xool li ci ay orange am xool li ci gerteem xool li ci nangamam mais bu nekkee ci loxol ku bon moom xalaatam yëpp moom mooy tuur deret lan moo indi loolu mooy ruu gi moo defaru moo sell moo baax moom la ñuy tubaab naan moom la ñuy wax naan bu ruu maanaam bu ruu sellul conscience dafay lépp day troublé kon type d'homme bi ñu soxla citoyen bu baax bi ñu soxla ginnaaw bu ñu defaree xelam dañu war a defar ruuxam macha allah ñetteelu type d'homme bi ñu soxla mooy bu ñaar yooyu defaroo te yaram wi defarul itam du sotti jëmm ji moo tax yéen salaasam dafa daan wax naan allimu awlaadakum sibaaxata wa rimaayata wa ruxuubul xayr wal ramy na ngeen jàngal seen doom yi féey na ngeen leen jàngal daw na ngeen leen jàngal war fas na ngeen leen jàngal diir maanaam na ngeen fexe loolu est-ce que du système de défense. non système mooy na nekk ku sawar ku yaramam nangu koo xam ni su waree jóg su waree def bañ a defar yaafus daal. voilà parce que la force mooy lan mooy capacité d'agir ou de résister à une action. La force c'est la capacité d'agir ou de résister à une action. léegi bu yaram wi sawarul du mën a agir su yaram wi sawarul du mën a résister te ñaar yooyu moo yore àdduna. il faut ngay agir. il faut ngay résister wallaay tax da ngay subir. loolu nag yaram mu defaru. moo ko mën. macha allah mais su yaram defarul du mën. loolu nag mooy tekki li nga doon wax un esprit sain dans un corps sain. maanaam bu yaram sellul. baaxul wérul. xel muy xalaat ak di takk du fa nekk. du ñëw. su ko defee kon type d'homme bi ñu maanaam citoyen bu bees bi comme mooy fekk seen baat yi bi ñu soxla. mooy citoyen boo xamante ni dañu koy defar ci léppam. duñu ko defar pour Sénégal rek mais dañu koy defar pour l'humanité. pour l'humanité. parce que boo ko defaree citoyen sénégalaise léegi mën naa fekk benn Guinéen bu nit ci biir Sénégal mu seeti ko toroxal ko da koy toroxal. wallaahi ab Mauritanien bu nekk ci biir Sénégal parce que dafa naan kii du ab sénégalais. te comme que bàyyi nañu seen réew ñëw nangoo dëkk ci suñu réew. ñun ak ñoom benn lañu léegi dootuñu ñaar. léegi bu ak nite teewee nag. nite googu mooy tax nga xajoo ko. mooy tax nga accepté ko. mooy tax ngay def lu rafet mooy tax ngay def lu baax. nite googu kon ñett yi moo ko yoree. mooy na nga defar xel na nga defar ruux na nga defar yaram. macha allah. jaari kooku leer na nañu. macha allah Oustaz foofu nit bi ñu bëgg a defar. jamono bi ñu toll nii
defe naa ni leer na ci jaar yi éducation de base bi. mais oustaz actuellement jeunesse bi ñu am. est-ce que c'est pas trop tard. wala mën nañu agir. pour defar leen ñu nekk ay nit. képp koo xam ne amoo woon éducation de base. wala desoon na. wala manqué woon na. wala piliers yi nga xam ne 4 piliers yi nga xam ne moom nga wax ci njëlbeen. biñ lay yar 4 yooyu yëpp nekkul woon. sur place. est-ce que mën nañu dabu. yar boobu éducation boobu boo defar nit. waaw dabu mën na nekk. mën na nekk bu baax a baax lépp mi ngi aju ci volonté. volonté ak système. parce que nit ku nekk da nga koy fekk ca la mu nekk fekk ko ca la mu doon nga jéem ko caa génne. li nga xam ne mooy li yéeme mooy yar baatu yar. bu ko Wolof doon wax mooy mbant su ndaw bantu bale. léegi nag comme bant bale. comme bantu bale. maanaam xale bu ñuy wax yar ci xale bu ndaw lañ ko gën a séentu. mais boo demee ba commencé nekk adulte nekk ci jamonoy sinnul muraahaqa l'année d'adolescence nga bëgg a jëflante kooku yow en tant que waajur wala en tant que état wala en tant que établissement scolaire nga bëgg a jëflante kooku comme ni nga jëflante xale bu ndaw day riposter. résistance lay ñëw day am résistance. action day ñëw résistance ñëw. parce que da nga koo bëgg a dugal ci néeg bu mu bokkatul. dëgg la. donc suñu saxaaba yu baax yi. ñoom ñëpp amu ci kenn koo xamante ni ba ngay dugg ci lislaam weesuwuloo fanweeri at weesuwuloo ñeent fukki at. te ñii ay am na ci ñoo xamante ni nañu meloon ci jaahiliya boo ko dee nettali da ngay yéewu mais nan la ñu mujjee. wallaay ñoo gën ñëpp mujj nekk ñi gën ci xeet bi ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moo lan moo leen ko may. parce que sallallahu alayhi wa sallam muy le vrai éducateur. muy éducateur bu mag bi. le père. waaw nga xam ni non moom dafa leen doon yar li ñuy wax at tarbiyatu bil qudwa. maanaam yar dafa am ay anwaa ay xeet. mën ngaa am jàngale ci ay maanaam yar ci ay exemple. yar ci nettali ay histoire yar ci tàggat xel mi. mais dafa am benn yar bu am importance mooy yar ci xudwa ci comportement. éducation par l'acte. yar ci comportement. maanaam day jëf ngay gis. muy jëf ngay gis. éducation par l'acte. par l'acte nga xam ni day dem ba xam ni kii daal nii mu mel. wax pourtant sa papa. ñun dañuy wax ne sa papa. xale mën na yar waajuram. par exemple bu góor parce que. su fekkee ne moo tax ñu naan ñuy agir ci parfois au niveau de l'école français bi ñuy nekk ñu école française bi. dañuy bu ñu bëggee benn message mu jàll wala dañuy agir ci xale bi. xale bi bu demee bu papaam defee loolu wala moom mu def ko. bu fekkee da nga am waajur boo xamante ni comme ni nga wax xel mi dafa sell. xel mi dafa màcc. dina xam ne kat sama doom ji kat. daf may man lay waxal merci. moo tax bi ñuy wax jamono ji li tax ñu am crise bi ñu am. crise morale. toujours dañuy layee ni dañoo am manque de repère ak dañu am manque de repère amatuñu ay repère. amuñu repère loolu la de. loolu mooy wane importance su at tarbiyatu bil qudwa. dañoo war a fexe ba man mii yar ko ma delluwaat ci ginnaaw. man mi nga xam ne maa nekk ci kanamu ndaw li. ma nekk un bon exemple ci moom. damay wax toujours ci samay waxtaan léeg-léeg ma ni waajur wu nekk. war ngaa am fitu jàkkaarloog say njaboot ni leen góorgóorlu leen mel ni man. boo jubee. parce que dafa fekk nga jub. waaye boo safaanoo moom yàlla moo leen di yow. maanaam mel ni man. maa ngi ci jublu parce que da ngaa baax. exemple nga modèle nga. su boobaa say doom ñu roy la. wallaahi di la tiitaroo. parce que voilà parce que dañuy bëgg fu ñu toll ñaan yow nii rek nga mën a mel. parce que doom ju nekk war ngaa góorgóorlu mel noonu nii rek nga war a mel nii rek nga mën a mel. xam nga nii rek nga mën a mel lan moo koy def ci xale. ay waajuram important. yow Sénégal rek nga mën a nekk. lan moo koy def ci nit parce que jikkoy Sénégal yow nangam rek yow nii rek nga mën a mel parce que fa nga sosoo ak fa nga yaroo ak fa nga màgge ñooñu ñu baax la. donc repère ak modèle
dafa am solo ci éducation kon nit mën naa dem ba nekk waxambaane te du am éducation. te du am éducation mais su boobaa nañu fexe ba teg ci kanamam ay repères. ay royukaay yoo xam ni da leen di roy mu nekk ay projecteurs yi. su ko defee su boobaa day soppiku day yomb ci moom. macha allah mais su fekkee ci ay cadre rek la ñuy yem. du baax danaan ñuy dañ may. macha allah macha allah man moom sama baay bu baax bi mooy sama royukaay mooy sama repère. yàlla yokk ay fanam. macha allah jaajëf comme ni ko oustaz waxee rek nit ki vraiment war naa mooy repère te foofu la ñu toll. ñu fàttali seen émission éducation précise éducation yaru moo fi nekk ñu ànd ko suñu jigéen Diarry Camara waaye ànd ko itam suñu professeur suñu imam suñu xarit vraiment suñu éducateur suñu formateur ñu waxtaan ci wàllu am solo ci wàllu yar bu ko defee jaar rek sa laaj bi nga xam ne moom mooy dugg ndax bu ñu toppee ci question ba léegi oustaz dañ koy soxlawaat. waaw soxlaat ci détail bi moom dañ koy soxlaat. mais comme temps bi daf ñuy xoj rek. dañuy dugg ci ay points rek. bu ko defee gën a continuer yar bi. mais dañ di leen fàttali njaboot yi gune yi sax laay wax ñi nga xam ne dañoo war a yar te yar du wees. nañu bàyyi xel repères yi. waaye repères yi aussi mooy état. mooy kilifa yi. mooy njaboot yi mooy wayjur yi. ñëpp repère lañu. ndax ñoo nekk ci kaw suuf jaxasoo. waaye nañu fexe ba bu ñu gëstoo ka ñu jàkkaarloo doon repère. ci ay jikko ci ay melokaan. bu ñu ko defee rek nañ defal nit. te bu boobaa day nekk li koo xam ne àdduna bi yëpp lay jëlee. jaar fooy dugg oustaz. oustaz fi may dugg ak moom xam naa ne du sori parce que gis nañ li xew oustaz ci jamono ji actuellement. te bu ñuy defee ci ay njàngat wane na ni c'est la dégradation des mœurs. mooy li nga xamante ni mooy sabab bi. parce que li xew lépp ëmët yi nga gis. turbulence yi nga gis nii yëpp. dégradation des mœurs est-ce que jàppoo ni bokk na ci li nga xamante ni moo indi ni teg Sénégal fi mu toll nii. ginnaaw mbas mi nag. arab day wax ci benn woy bu am neex bu ma neex dafa naan ida usiba alqawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila mu ni nit ñi bu ñu demee ba agressé seen jikko tàgge leen xam ne léegi ñu dee wallaahi waxaat ko macha allah ida usiba alqawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila nee na bu ñu jamee nit aw xeet bu ñu leen jamee ci seen jikko wutal bisub dëj nga xam ne léegi ñu dee tàmbaleel jooy xam ne lépp yàqu na kon loolu la ñuy waaj a dal non moo ñu dal non moo ñu dal dégradation des mœurs maanaam fi mu ci toll fii dafa yéeme yéeme gi mooy dem nañu ba li bonoon démb moo baax tey ba nit di tiitaroo mbon googu moo tax li ñuy tuddee ak tarbiyal ijtimaiya mu naam éducation sociale éducation ci wàllu social am solo trop parce que nit ki nekkinam waroon naa ko mën a ñu leeral ko nit ku nite mooy ku am ñetti savoir yi yéen a mu gën a xam savoir être savoir faire et savoir vivre baatu savoir la ñu jiital ku wax savoir wax éducation nit ki su demee ba xamul naka la war a melokaanam nit ki dem ba xamul naka la war a dundeek moroomam nit ki dem ba xamatul naka la war a jëf ak lan la war a def naka la war a waxee non àdduna bi tukki na te léegi-léegi la ca metti mooy ña waroon a éduquer waroon a yar waroon a jubbanti ca ñooñu lay tàmbale ca ñooñu la gën a fese arab wax beneen wax ci cadre bi ñu toll maanaam ay kilifa yu melul ni ñu war a mel dégradation de mœurs bi ñuy wax tàmbalee ci ñoom arab dafay wax ni iza kaana al abu bi duffin yadribu fala lawma ala sibyaani bi raqsin yalabu mu ni boo gisee kilifa yore ndënd di tëgg bul yedd xale buy fecc wallaahi maa ko gëm kii tëgg kay terewul kuy fecc boo gisee kilifa da koo encouragé mu yore ndëndam di tëgg mu ni bul yedd xale buy fecc wallaahi maanaam bu fekkente ni kilifa yi waroon a jooyanti waroon a jubbanti waroon a yar waroon a wane yoon wu jub ca ñoom la yàqute gi tàmbalee
vraiment xale yi ku leen xas da nga leen amatuñu repère. da amatuñu repère. kon dégradation mi ngi tàmbalee ci nun kilifa yi. ñoo war a xoolaat suñu bopp. am lu ñu jombale suñu bopp. parce que baatu jomb dafa am solo trop. dëgg la. yëpp sax dafay wax ni alxuraan sax moo ñu wax loolu moo ñu wax ni ku nekk war ngaa fegal sa bopp safara fegal ko sa njaboot. Ali ibn Abi Talib ñu ni ko nan la ñuy fegeele suñu bopp fegeele ko suñu njaboot surtout njaboot gi safara. mu ne allimuhum wa addibuhum. da ngeen fexe ba jàngal leen da ngeen fexe ba jàngal leen ay teggin maanaam jàng ak yar. ak yar. ñaar yooyu mu ni su ngeen ko defee ci njaboot gi. fegal ngeen leen safara. mais imaam ñu nekk ci dëkk boo société boo xam ne lépp lu musaan xew. dañ ko daan pencoo. mais léegi ñu seetlu ne li dara day xew sax yow nga jóg dem fajal sa bopp dem ci yoon la yaa ngi fajal sa bopp. loo xamante ni bu ñu ko toogoon ci penc bi waxtaane ko. dina faju te du jur dayoo. waaw loolu aussi ci suñu problème ci suñu système éducatif moom moo yàqu. parce que éducation du problème mu individu mais problème mu communauté la. éducation du kenn koy def. mais ñëpp dañuy àndandoo def ko. moo tax bu kër gi yaree. mbedd mi di yàq. yaru du am bu kër dee yar. école bi di yar mais mbedd mi joué rôle am yar du am faaw kër gi di yar mbedd mi di yar. école bi di yar loolu mooy communauté bi. loolu mooy communauté bi. kon loolu la ñu war a bàyyi xel. comme que communauté bi mooy yar. kon nañuy diisoo. yoon sax dafa tënk xadis dafa tënk benn l'islam daf ko tënk ci benn baat mu ne ak diinu an nasiha. diina daal boo ko bëggee xam mooy lan mu ni moom mooy laayante biir. macha allah. diine ñu ni ko mu ni mooy laayante biir. diisoo yëgoo muñalante. diisoo yëgoo muñalante. macha allah. yoon sax ci boppam yàlla dafa ni ko wa shaawirhum fil amri. ak li ngay am xel li ma lay yar boo la ngaa dugg ci mbir na nga daje sa saxaaba yi diisoo ak ñoom. yàlla ni xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amruhum shura baynahum. alxuraan la mu ni ñoom seeni mbir yëpp dañ koy diisoo. xadis bi yéen sànq daal di ci wax ni kon nag maa xaaba man istaxaara wala nadima man istashaara. mu ni du perte mukk kuy tànnaloo yàlla lu ñuy wax istixaara. du perte mukk kuy tànnaloo yàlla mais du rëccu kuy diisoo. macha allah du rëcc kuy diisoo. kon waaw kuy diisoo du rëcc mukk. du rëcc mukk macha allah. parce que ak loo am xel da ngay jël sa xel boole ko xelu jàmbur. keneen après nga dajale leen mu nekk lu jóg. macha allah jaaree sa question boobu temps bi daf ñoo xoj li ñu waroon jox ñu ngi waaj jeex waaye Oustaz nga tëj ko rek ci solution yi rek ñu mën a tàggatoo. léegi nga xalaat yi gàttal rek. lan moo fi des. solution yi daal mbokk yi jàpp naa ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis ni. nit moroomu nitam mooy seetoom. maanaam seetu ñaari jubluwaay la am. wax la sa bopp. ak nga pour nga corriger sa bopp. seetu dalay wax sa bopp. ba pare corriger la sa bopp. maanaam nit ki boo jàppee sa moroom ni kii am na ci man àqu man maa wax. ma bàyyi. man maa digal ma def. doo am problème. mais ñaareelu objectifu seetu mooy ku taxaw ci kanamu seetu ku nekk sa bopp ngay gis. ngay réfléchir. kon koo gis rek jàppee ko sa bopp. laa yu'minu ahadukum xataa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi yéen dafay wax ne balaa kenn ci nekk ab jullit dafay bëggal mbokkam li mu bëggal boppam. bañal mbokkam li mu bañal boppam. beneen xadis bi yéen sallam fi ci lay jeexale yéen sallam wax ni nit ñi dañoo mel ni benn yaram. nit ñi yëpp dañoo mel ni benn yaram. donc yaram bu ca benn cër amee métit yaram wi yëpp ñooy ñëw bokk seeg moom métit wi. mais bu ci benn cër amee bëgg-bëgg yaram wi yëpp ñooy ñëw àndandoo ak moom ba fajal ko bëgg-bëggam boobu. bu nopp méttee la doo bët du nelaw. du nelaw. su bët bi soxlaa ay verre. wallaay aywa loxo dina dugg ci poos. génne xaalis te tànk dox dem. wallaay maanaam loolu moo war a nekk ci suñu dundin. macha allah suñu dundin loolu la war a dañoo war a mel ni benn yaram ñaareel ñett ba ca mujj ci yaram wi mooy kenn bañ a xeeb sa morom. wala nga di ko wala nga di ko suufeel. parce que baaraamu sànqaleñ bi li muy tuuti.
su fi nekkul woon boo dankee du rafet boo dee dóor du am solo jéem a la tàqale baaram sax nga def ni say loxo du am doole kuñ ngay doon noonu kuñ ngay doon kon kii bu ko xeeb ak lu mu tuuti ci cër yi bu ko xeeb loolu mooy suñu biir bu ñu xeebante nañu nawlonte ne kenn ku nekk jàpp ni sa njariñu moroom mooy sama njariñ sama maanaam najaaxu moroom maanaam réussiru moroom mooy sama réussite su ko defee bu boobaa dañuy xoolante di jubbante kenn ku nekk di jubbante sa moroom kenn ku nekk di baaxal sa moroom kenn ku nekk yéene sa moroom lu baax su ko defee réew mi amaat jàmm yar daal di dellu si waat. macha allah réew mi amaat jàmm yar daal di dellu si waat. Oustaz kàddu yi am na solo doy nañu ci temps bee ñu xoj bu ko defee rek sa kàddu gu mujj koy sant koy gërëm Oustaz. waaw man de damay sant leen yéen ñi nga xam ni yéen a ñu woo ci jataay bi. Jaawo ak Jaariya di leen ñaanal yàlla taxawu leen ci seen liggéey bi. parce que addaalu alal xayri ka faa'ili xadis bi dafay wax ni. kii tegtal nit ñi lu baax moom ak ñee jëf lu baax loolu ñoo tolloo tuyaaba kon yéen a ngi ci liggéey bu rëy yàlla leen ci yàlla jàppale maanaam di sant aussi waa Prestige TV ci seen initiative bi ñu am aywa tout début est difficile tàmbali gu nekk lu jafeñ la waaye ku tàmbaliwul doo àgg su ko defee kon yàlla taxawu leen aywa maa ngi nuyu waa Thiès yëpp aywa waa Thiès yëpp samay wóllëre lañu samay xarit lañu aywa di leen gërëm di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla barkeel waxtaan wi ñu fi jot a waxtaan te mooy mu àgg ci xel yi xol yi nangu ko cër yi jëfe ko yàlla nañu yàlla defal loolu asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah Jaari yaa ngi doog sa gan ngaa ngoog ñu fi indi tey macha allah yaatu na rëy na te doy loo xam naa bind nga ba sonn daaw bind nga ba sonn Jaari waaw ay sa kàddu ko mujj bind naa ba sonn parce que xam nga ñun rek dañuy nekk di gëstu li nga xamante ni tamit mooy yar daf ñu yitteel ba ñu jël suñu slogan def ko yaru yeete waaye oustaz tey dolli nañu lii ñu naan àddina chaque jour rek njàng la ngay xam te oustaz bi nga bëri tamit looy ñëw suñu plateau di ñu gunge parce que soxla nañu mel ni yow aussi ñu ñuy ànd di ñu gunge comme ni ñu koy defee ci rajo yi rek nga ñëw di ñu gunge fii ci Prestige incha allah xam naa dorénavant Jawe dinañ ko boole ci li nga xam ne mooy Prestige éducation parce que am na solo li ma jàpp rek ci li mu wax te loolu laay delloowaat askan bi mu ne am réew pour mu dox il faut que ñuy diisoo di yëgoo di muñalante waaye loolu yëpp pour mu am il faut iñaan ak ñeetaate ak xeebaate doy ci li nga xamante ni mooy suñu ay jëf nañ ko ci dindi ba mu set wecc te defe naa ne loolu suñ ko sàlloowee ci biir kër gi ci koñ bi la ci dëkk bi ñu dëkk Sénégal gi yëpp àdduna bi wërngal képp ñëpp daal di am jàmm yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay Seydou Wujur vraiment di am kontaante di mbég ci li nga xamante ni oustaz moom dalal nañ ko tey fii ci émission Prestige éducation di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission. merci beaucoup Diary Camara seen émission Prestige éducation moo fi teewoon ànd ko suñu jigéen Diary Camara waaye ànd ko suñu professeur Mbaye Seye mi nga xam ne li fi génne leer na macha allah doy nañ ci moom waaye dañ dikkaat seen émission te li jàngit bi rek mooy nañu am repère kenn ku nekk ñun la nañu defaraat jikko yi xoolaat suñu bopp waaye am kilifa googu ngay am na day doon repère ci yow doon seet ci yow nga mën a corriger sa bopp mën a defar sa bopp mbokk seen émission Prestige éducation mooy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm suñu techniciens yi suñu techniciens yi waaye di gërëm borom kër yi nga xam ne mooy Pape Doumbia ci initiative bi yàlla na ko yàlla jàppale fi mu bëgg egg ak télé bi yàlla na ko yàlla yóbba doon jox dig daje ci beneen émission Prestige éducation ak keneen koo xam ne incha allah dina fi teew indi ñu ci benn orientation ci wàllu yaru yeete asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.